lépp luy tâche administrative dañ ko suspendre suñu paree nag dinañ déglu gouvernement bi suñu amul lu ñu leer nag le SAES se réserve le droit aussi de continuer la grève. mu ko Abdoulaye Mbow ak grève yu bari yi ñu nemmeeku ci njàng meek njàngale mi tey ndax mën nañoo ne gouvernement Sénégal éducation seen priorité la. bon dama jàpp ni damay jàpp ni priorité la ci gouvernement bi parce que compte tenu du fait que éducation li muy représenté lu am solo la waaye acteurs yi booba léegi ñu ngi jéem a trouver ay points de consensus damay jàpp nag war nañu mën a waxtaan waaye engagement yi nga xam ne gouvernement bi koy signé mu respecté ko parce que loolu tamit bokk na ci li nga xam ne mooy créer toujours ay tensions ci système éducatif sénégalais bi moo xam ci élémentaire bi secondaire bi ba yegg ci université. Mansour gis nañu léegi ay tout tànk yoo xamante ne ñu ngi jàngat doxalinu waay politique yi ñu wax sax que mbetteel ñoom lañ ci gis ndax ay mag la yor doxalinu ay xale. mais loolu ñëpp ko seetlu. ñi politiqueul ñëpp xam nañ ñi politique am na ci ñu bëri ñuy doxalinu soof tënk askan wi mel ni ñoom moom dëkk bi. ku ci falu amoo légitimité légalité rek nga am. ñi falowul aussi ni ñu bëgg a faloo xanaa ëllëg bu ñu faloo dañu bëgg a doxale réew mi ak tubéy réew mu solul tubéy c'est-à-dire que doo comprendre xale yi dem nañu tey ba amatuñu yaakaar ci politique réew mi amatuñu benn espoir parce que lépp dañu ko politiser même booy wax sax ci benn homme politique te yàlla dong tax lay wax bu fekkee gisewoo ak ni ñuy gisee ñu tam la dem gis nga discours président Macky Sall ba mu waxoon ba muy soog a falu 2012 ba mu demee Fatick xaw ma da ngay ànd ak man mbaa nga contre ma loolu duñu ko nangu Sénégal fii am na ay nit yu crédible yu neutre yu dul xool kenn sëgg yu lekkul fiftunu kenn yu kenn ëmbulu seen sànqal ba ñu leen ëmbal benn kersa toujours dañuy neutre te gis nga politique yi ku leen ñimee wéet ak ñoom wax leen ni leen dëkk bi amatuñu ci yéen yaakaar opposition comme pouvoir parce que gis nga doxalin bi am assemblée nationale ba xale yi di ko dénoncer doxalin bi am ci dëkk bi ci ay manifestation ba xale yi tuuti yii di jàng di ko dénoncer war na daw seen yaram war nañoo xam ne ñoom li ñuy def majorité askan wi àndul ak ñoom tey ku génn ba génn président Macky Sall mi nga xam ne ay millions wala ay milliards la ñu génn woon ci bi muy def tournée économique am bi sax boo seetee ñi ko woon ñëpp mutuñu ëpp ñu fukki junni nit day wane ni kon kenn mënu ci def dajale boo xamante ni bii dina ëpp fukki junni nit bu dee ci wàllu électorat même boo gañee réew mi sax amoo lu ëpp ñetti millions yi voix yu la votel Sénégal mu ngi ci population 17 millions et 14 millions yi ci des fokk ñu respecter Sénégalais yi te xam ni seen nguur dafay jeex xale yi faaw ñu bàyyi leen doon lu rafet et puis ñu bañ yàq image yu dëkk bi ci image sax ndey di met ñoom waaye politique yi ndax dina yomb ci ñoom ñu defaraat seen image ci bëtu askan wi en tout cas dina jafe Khady parce que ñoom seen parti yi lu ci ëpp bu ñu lay tekkil signification bi il faut mu am valeur te valeur yooyu ñu dugal ci seen sigle parti dañu ko jëfewul benn yoon xoolal barki dee mondial li am ci dépôt liste yi négociation secrète yi rocci mandataire génne mandataire ay pratiques yu salte yoo xam ne ni àndul ak valeur tey benn ci ay homme politique tey boo ko fi gisee ñooñu la ñuy tudd ci ay valeur te pourtant ñoo dañuy wax ne ñii tojuñu fenn parce que amuñu ay militants donc finalement da ngay dem ba ñi nga xam ne ñoo am ay idéaux nit ñi dañ naan ñii tojuñu fenn amuñu ay militants léegi militants yi nga xam ne ñoo topp benn leader politique lan lañ koy toppee soit bu fekkente ne ni falu la xëy na defar leen seen mbir bopp donc il faut que tey askan wi xàmmee bu baax ki nga xamante ne nii daf leen di jëmale ci ay yoonu changement ci yoonu développement ak leader yoo xamante ne dañ leen di yóbbu feneen tey képp ku génn àddina ci manifestation dañ lay ñaanal yàlla xare la àjjana mais am na ci yenn façon deewin yoo xam ne nii soo ci deewee sax boo demee di nga ko lay ak sa borom Khady parce que damay ab rek waxu Jean-Pierre Dieng consumériste ni moom li ko jaaxal mooy acteur politique rek ñoom ñoo mën a génne nit ñi ci mbedd mi ñuy sànnante ak policiers yi te pourtant bu dund gi chéré doo gis askan wi mobilisé nu ne mel bu fekkente ni aussi tamit laal nañu seen ak seen yelleef tamit doo leen gis ñu mobilisé Ndeye di met CNTF FC authentique am na ku ñu dalal ci seen biir ci bésu tay bi mu di syndicat des travailleurs des universités du Sénégal le secrétaire général bu CNTF FC authentique moom dig na leen ni dinañu gën a fës gën a am visibilité waaye nag seeni ay bëgg-bëgg ñoom liggéeykat yi dinañ ko gën a jël en compte ñu ànd ci ak Mohamed Diop. syndicat bu bees judd na ñu di ko wax SYNTUS syndicat des travailleurs des universités du Sénégal li ko tax a jóg nag du leen lu dul taxaw ci jafe-jafe liggéeykat yu nekk ci université yu Sénégal. li tax ñu samp syndicat boobu ñun ay liggéeykat lañu ci université boobu nekkoon ci ay syndicat depuis ay at
et finalement dañoo seetlu ni que syndicat yooyu dooruñu ba fayuñu ñu discuter avec le syndicat national CNTS authentique de madame Bakhaw Diongo que nous remercions de passage. Donc ñoom itamit ñu ubbil ñu buntu pour ñu mën a affilié wu ci syndicat boobu. bu ñu sukkandikoo ci Bakhaw Diongo bokk gi ñu ñëw bokk ci centralam lu ñu war a rafetlu la te it dinañ leen représenter ni mu waree. Il traverse des moments extrêmement difficiles au niveau de l'université ñun suñu warugar moo di d'abord encadrer leen bind nañu recteur lettre pour mu recevoir ñu ak ñoom. bindaat nañ ko beneen lettre muy deuxième lettre pour mu recevoir ñu pour ñu toog quand même discuter ci seen préoccupation. ak adhésion bu yees bi la plateforme revendicative bu SYNTUS centrale syndicale bii di CNTS FC nee na dina ci taxaw temb ba sax tàmbali nañu négociation yi ak université yu nekk ci réew mi. ñu wax ci jëf ji maison du matériel médical 3e daal di def ñoom ñi leen nag di yóbbu jàppale ca école coranique Amana ba nekk ca diwaanu Bambilor daara boobu leen ñu mën faa nemmeeku ay tout tànk yu jógee ci réew mi waaye itam ci sous-région bi ñu andi ceeka daratu ay chañi projet modernisation daara yi daara Amana jotagul subvention nguur gi. amaguñ ko amaana instant ay bonne volonté comme ñi ñoo ciy jàpp ak personnel bi ak nit ñi ñëw di liggéey ngir yàlla. parle de daara modèle déjà xale bi day mokkal Quran dañ koy tarbiya et day jàng selon le curriculum de l'État. ci jamonoy mbas mi la maison du matériel médical 3e indi na jàppaleem ci daara Amana. tax na ba ñun nekk ci société bi nga xam ne dafay yëngu ci matériel médical ñun dañoo ne kenn waruñoo njëkk ci loolu. ba yem ci sensibiliser rek mais lépp li nga xam ne mën nañ ko def pour jàppale genre école coranique yi nga xam ne souvent politique bi da leen di xaw a di fàtte ñu ne xaaral foofu daal war nañ fa teg suñu point d'interrogation jéem a góorgóorlu ci lépp li nga xam ne dañ ciy gagné dañuy am part boo xam ne dañ koy delloo ci population bi surtout cette fois-ci dañoo choisir daara. mu di geste bu liggéeykat ya fa ne di rafetlu bu baax. ñu ngi leen remercier ci geste boobu di leen wax yàlla na yàlla fay leen yéene bi parce que yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo wax ne ku toppatoo benn orphelin yaa ngi moom yomal xiyaam nii ngeen di def ci àjjana. Fatima bàyyee ko ca France gis na boppam ci daara ji. jàppale na xale yi dañ leen di jàngal seen diine su fekkente ne dama demoon ci beneen daara di def français ak alxuraan du gaaw de mais man seetlu naa ne xale yi di def français ak alxuraan en même temps. ñoom da léegi ñu wàccee. bu nu sukkandikoo ci Mamadou Baldé la maison du matériel médical 3e ne du ci yem lu ni mel dina ko wéyal ci yeneen daara yi. jërëjëf Fajaratu Aïcha ñu dem ci seen rubrique seen xalaat.